aar ñi la jege tamit ku nekk def sa wàllu ñu daan ko amul salit sa xët teg ci sa loxo waroo génne tuflit sa xët ci mouchoir soo pare yóbbu mbalit mbaa sa yaram tàngul baat bopp cër di tim ngay wopp xëy di liw ba di xonk rongoñ di roggalaat sa kët di xiixët jafe-jafe nooyi set daal ci gàttal dalay musal ci coronavirus aar ñi la jege fagaroo gën faju digle yi nan ko jëfe aar sa bopp aar ñi la jege fagaroo gën faju digle yi nan ko jëfe lëmbe na àdduna bi la jàngoro yaatu na lëmbe na àdduna bi la jàngoro yaatu na. Il est question de prévenir, évitons les débats puérils. L'heure est grave, tous unis, faisons un sur le ring. L'union est vitale, le respect des consignes, capital pour vos querelles de bas étage. Ceci n'est pas normal, vous dëgg du yoon. Vos vidéos pour le buzz, désintox sur désintox. Ceci n'est pas normal, vous dëgg du yoon. On parle de millions de vies humaines, le Sénégalais est expert en tout, mais à chacun son. tey nag bon dañ fi ñëw pour uniquement def séance de désinfection maanaam désinfection boo ko gisee mooy que umplewu leen ne fu ñu toll nii ñu ngi gis ay cas communautaire maanaam feebar bi nga xam ne mooy coronavirus Covid 19 commencé nañ ci nemmeeku ay cas communautaire ñoo xam ne dañuy am feebar bi te kenn mënu laa wax ñii fan lañ ko jëlee te loolu noonu bu ñu amee rek tiitaange day daal di taxaw dañuy ne kon nag fépp fu nit ñi dajaloo feebar yi mën na faa nekk. doomu jàngoro ji mën na faa nekk bu fa doomu jàngoro ji nekkee nag li ñuy jàpp ne toujours que produit bi ñu indi mooy désinfectant bi nga xam ne moom la ñuy utiliser buñ ko pompé ci lieu bi rek fépp bu fa doomu jàngoro nekkee rek da koy daal di rey da koy rey di ñaaxaat population bi nag ñu góorgóorlu wàññi dajaloo bi parce que gis nañ wax dëgg yàlla dajaloo bi war nañ ko mën a wàññi de nañ wàññi dajaloo bi jegantoo bi nañ ko moytu te fonk sol masque yi bu ñu ko defee yàlla mën nañoo musal ci feebar bi mais que di dajaloo nii ñen ñi di sol masque ñen ñi du ñu sol masque wax dëgg yàlla du ñu dimbale wax dëgg yàlla ci pour ñu mën a xeexu feebar bi suñu ñëw tey daal li moo ko waraloon mooy ñëw daal désinfecté lieu bi marché bi njëkkee nañ fële ci kër Abdou Ndoye marché sa kër Abdou Ndoye moom lañ njëkk a désinfecté pompé ko jàll ci marché pomme de terre mooy fi ñu jaayee pomme de terre bi pompé ko ñëwaat ci marché central bi foofu la ñuy désinfecté ba pare ñëw nag ci quai de pêche bi fi nga xam ne fii la mareyeur yi nekk fii la njaay beeg njënd meeg ndajaloo bi fii la ëppee ñu ne kat kon fi ñuy dajaloo yëpp nañ ko désinfecté nañ ko pompé loolu daal mooy li nga xam ne moo ñu fi indi woon tey. waaw loolu noonu waru leen mën a bett nag parce que yaakaar naa ne autorité bi jëloon na ndigal comme quoi que àllarba yeeg samedi bi bu leen jaay ndax ndigal yooyu sous préfet bi jëloon na ko autorité bi jëloon na ko kon nag mbetteel waru cee mën a am. te nag li ñuy na ngeen jàpp ne nag aussi produit bi ñuy utiliser nii du produit boo xam ne am na danger ci doomu aadama bi de mais ci virus bi la amee doole parce que boo xoolee color kii la HTH la quoi HTH boobu nu ñu utiliser noonu du amul kii pour doomu aadama mais doomu jàngoro ji la amal doole nga xam ne amul benn doomu jàngoro joo xam ne moom mën na ko résister boo xoolee que fépp foo xam ne pompé nañ ko doomu jàngoro ji nekk fa rek da koy daal di rey waaw. ñaata minutes lay durer pour ñu mën cee non du yàgg kii bu ñu dóoree léegi rek mën nañ faa delluwaat bu ñu dóoree léegi rek mën nañ koo may 10 à 15 minutes mën nañoo delluwaat occupé waat place bi amul problème ak ñoom mais c'est sûr que nag doomu jàngoro ju mu fa fekk moom da koy rey ci saasi da koy éliminer ci saasi waaw. jërë ngeen jëf na ci parce que na ngeen xam ne ay produits yi ñuy utiliser nag c'est des produits yoo xam ne dañ koy jënd ngir appui maire bi nag jàpp na ci njëndum produit bi ak état bi ak suñu hiérarchie balaa ñuy terminer nag nañu gërëm suñu hiérarchie mooy suñu kilifa bi nga xam ne mooy kilifa région bi di capitaine Idrissa Ndiaye ak ñi nga xam ne ñoom laa seqal liggéey bi muy agent yi nga xam ne ñoom laa àndal sur le terrain muy ñoo xam ne vraiment duñu sonn chaque jour ñu ngi ci sur le terrain matin midi soir ni ngeen ko xamee fépp foo xam ne dañuy dem ànd ak gars yi def prélèvement bu ñu jógee ci prélèvement yi ñu ñoo ànd ak médecins yi dem def désinfection bi fu ñu ne cas am na foofu ñooy delluwaat ba ca kër ga pompe kër ga ñooy yóbbuwaat malade bi ba ci centre ba fañ ko war a confiner foofu fañ ko war a traité bu traitement bi jeexee aussi bu yàlla defee li gën bu fi jógee itam du li gën mais bu ko suñu borom defee mu jógee fi aussi ñun ñoo koy jëlaat ba keroog ñu koy denc ci armeel yi ñoo koy topp. déedéet xam nga population bi moom xëy na période bi ñu toll nii sax du période boo xam ne dañuy naan xëy na benn mission rek laa leen di woon ci mission bi nga xam ne xëy na xamuñu ko mooy la lutte contre les vecteurs maanaam xeex ak doomu jàngoro yi ak li nga xam ne maanaam insectes yi di naaw yooyu dafa bokk ci suñu mission xeex boobu noonu état def ñu ko jox
dañoo war a xeex ak lépp loo xam ne mooy naaw dañoo war a xeex ak lépp loo xam ne mooy doomu jàngoro lépp loo xam ne day indi day wallaate feebar dañ cee war a taxaw pour feebar du mën a wallaate dañoo am surveillance sanitaire aux frontières maanaam boo demee ci frontières yi diggante dëkk ak dëkk dañ faa am contrôle sanitaire maanaam balaa ngay dugg ci dëkk bi dañ laa war a contrôler xam ndax am nga carnet de vaccination ba pare balaa ngay dugg loolu di ñaareelu mission bokk na nag ak la recherche et la constatation des infractions maanaam mooy loolu ngeen faral di gis tout le temps mooy di dugg ci boutique yi di xool di dugg ci kër yi di xool ndax kër gi dafa tilim ak ndax nettoyé ngeen ko ndax bale ngeen ko ah yooyu def di ay mission yoo xam ne am nañ ba ci juróomi mission bu ma la waxalee la recherche et la constatation des infractions mooy mi nga xam ne moom la ñuy jóg di dugg ci kër yi waxale la surveillance aux frontières maanaam li ñuy def ci frontière ba en matière sanitaire képp kuy dugg si da ngay jaar service d'hygiène mu xool ndax yor nga carnet boo yorul carnet ñu yóbbu la nga wut carnet vacciné wu balaa ngay dugg boo jógee ci loolu la dañuy war a dimbale autorité administrative yi maanaam ñi nga xam ne ñooy sous-préfet ak préfet en matière d'hygiène ñi ñooy soñ seen conseil yi ñoo ñëw ne leen defe leen lii kat parce que bu ngeen ko defee feebar da leen di dimbale ba feebar du leen dal ak nag appliquer li nga xam ne moom la loi bi wax la réglementation en rigueur dañ koy war a appliquer maanaam li nga xam ne moom la yoon tënk dañ ko war a appliquer yooyu noonu mooy suñu mission yi mais bu ñu ñuy jàpp rek ne mooy suñu mission daf ci li gën a tuuti ci suñu mission bokk na ci dugg ci boutique yi di contrôler mais désinfection bi ngeen di gis nii dafa bokk suñu mission phare kon fu ñu toll nii mënuñoo ñàkk a dugg ci ruqaan yi fépp nit ñi dajaloo di ko désinfecté ko waaw sans waat nag na leen takk masque yi takk leen masque yi fonk leen di raxas seen loxo yi fu ngeen di toll da leen di raxas seen loxo yi ak ndox ak saabu c'est vrai utiliser gel bi baax na lool mais jàppal ne gel bi ngeen di utiliser nii mënoo yënd toute la journée di laal gel ba sa loxo ñuul kuk ngay laal gel loolu mënul tax xeex mënul baax ci xeex bi li gën ci xeex bi mooy dal leen di faral di raxas seen loxo yi ak saabu ba mu set wicc su ko defee vraiment suñu borom mën na leen dimbale boo paree nag di utiliser ay gel yi dina la dimbale mais ñàkk a raxas say loxo ak dajalo bi ngeen di def nii vraiment bu ngeen ko mënee moytu moom dina baax lool ñu ngi leen di ñaax ngeen moytu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen waa Kayar góor jigéen mag ak ndaw di leen masawu coono di leen ñaan yàlla def leen jàmm di yeesuwaat seen njéggal ak seen tuub jëm ci yéen di leen jéggal di ñaan yàlla boole jéggal ci barke weeru koor yi ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin lépp ñu jàmm yàlla nangu man la Ali Ndoye maire Kayar. tey nga nekk sur le terrain ànd ak waa service d'hygiène tey jii lu waral loolu. waaw tey xam nga service d'hygiène ñi ñoo leen di joxoon ay dañoo defoon début jox leen pour ñëw ñu seet nun mën a pomper fi nga xam ne fa leen ni mbooloo mi daje maanaam tefes geeg kee yeeg ak marché yi te loolu aussi day bokk ci xeex bi nga xam si moom la ñuy xeex ñi nga xam ne mooy mbas mi nekk ci àddina bi ndax doomu jàngoro bi kenn xamul fan lay làqatu kenn xamul fa leen rawatina fi mbooloo di daje loolu moo tax ñu joxoon leen ay moyens ñoom jënd li war a jënd tey nag ñu ñëw ànd ak ñoom pour wan leen fi ñu war a pomper waxoon na leen que mais il faut ñu ànd ak ñoom jëmmal loolu ànd ak ñoom gunge leen ndax gan aussi du ñëw ci dëkk doo ko bàyyi moom dong muy dem loolu moo tax ñu ànd ak comité bi ñaa ak ñoom biram ak ñeneen ñi des xale yi pour ñu ànd ak ñoom fu ñu taxaw fa mën a wax nit ñi lan leen tax a jóg loolu moo tax ñuy def lii ñuy def ndax pompe bi moom fu mu fekk doomu jàngoro bi da koy rey te xamuñu fu mu nekk donc ñu mën kaa rey ba nit ñi aussi mën a am jàmm yaakaar naa loolu aussi ci liggéey bi la bokk dañu gis tamit yéen gars yi nga pompe mais tey nit ñaa ngi liggéey qu'est-ce qui se passe information yi moo wàccul ci base. waaw ñun teel nañoo informé président KDP ñu ko dañuy pompe tey kon nag léegi bu ndee pompe aussi li leen jëkkoon wax aussi ban day ci réunion bi dañ leen bala ñuy pompe service d'hygiène dañ waxoon fan fu ñu fay pompe fu ne da ngeen jël balaa ñuy pompe bala ñu ñëw da ngeen bale ba mu set la ñu waroon def parce que tey jii ku xool kee bi am nga gàcce parce que si kee bi setul loolu nag yaakaar naa ñu ngi interpellé daa KDP pour ñu jéem a seet nu mën a setale kee bi parce que yaakaar naa même bu dul mbas mi am cet moom dafa bokk ci li nga xam aussi mooy andi wér gu yaram mais fi ngay liggéey bëri bi ngay liggéey si setul à chaque fois même bu dul mbas mi mën nga faa dee jëlee doomu jàngoro boo xam ne laa sonal donc ñu ngi interpellé la KDP di interpellé acteurs yi nekk ci pêche yëpp ñu fexe ba à chaque fois comme dimanche lañ wax ni dimanche dañuy noppalu léegi dimanche bu jot ñëpp génn muy jigéen muy góor di mag di ndaw ñi ñëpp ñu génn ànd jël seen i pelle jël seen i rato mën a fexe tefes gi set ndax bërëb bi liggéey kay la dafa war a set ndax mbas mi yaakaar naa ni salté da koy jox mën naa andi ci mën naa aussi ci li koy yokk kon nag loolu ñu ngi ñaaxaat waa KDP di ñaaxaat waa CLPA di ñaaxaat képp koo xam ne kuréel nga nekk ci géej gi li yëngu muy mareyeur micro marieuse muy koo mën a doon femme transformation tefes gi sanu tefes nañ fexe ñu ni génn dimanche bu jot di ko set ba set bu ko defee ñu mën a aar sanu bopp ndax cet moom aar sa bopp la ñu gis Diender nekk à côté rek am ay cas yan mesure ngay jël pour dugg ak génn bi nga xamante ne mu ngi am ci biir Kayar bi waaw loolu moom ñu ngi ci waxtaan ak le sous-préfet parce que am na yenn décision majeure yoo xam ñun comité bi dañuy jël seen i dañuy wax seen xalaat mais aussi c'est le sous-préfet moom moo koy entériné moo koy dogal comme fermeture marché ko am doy bi ñu def sous-préfet fermé na ko yaakaar naa pour une semaine xam nga 15 jours yeneen yi ci des mooy
ñu ngi ñaa ngi jaar ci ginnaaw dugg ci dëkk bi loolu aussi nañ waxtaan ak gendarmerie waxtaan ak les jeunes aussi interpeller leen ñu mën a fexe nu mën a garder ginnaaw dëkk bi parce que aussi waa Jandeer bu ñu amee ay cas Tor am ay cas ñeneen am ay cas seeni mbokk la naam waaye nag comme ñoom aussi dañu amee cas li ñu wax ci mbas mi mooy rester chez vous na ku nekk toog fa nga nekk yaakaar naa loolu ñoom dana war a toog fan nekk ñu war a interpeller borom tool yi ñi nga xam aussi ñoo nekk ci beñ bi ñoom tamit aussi ci xeex bi lañ bokk mënuñu ni rek lépp lu jot ñu woo monsieur le maire